teewaay tey fii police 4e du lenn lu dul am ay camarades de parti ay jigéen yoo xamante ne dañu am ay blessures dañ leen agressé parce que démb bureau COJER Médina dañ doon réunir mooy jeunes yi di def réunion seen permanence Kër Macky rue 13 bi ñu def réunion am ñeent ñu fa dugg agressé jigéen ñi xooxatal jigéen ñi menacé leen de mort ba pare sàcc seeni takkaay am na si kenn ku jigéen koo xamante ne mi ngi hôpital polyclinique nekk urgence fi may waxee yow nii am na si keneen ku jigéen koo xamante ne dafa am problème mu loxo ba fi mu ne mi ngi seen kër tëdd démb si guddi ba léegi ñu nekk di si daw loolu moo tax ñu ñëw police 4e parce que dëkk bi dafa am yoon te ñun duñu on va pas faire justice nous-mêmes yoon daf fi nekk di àtte nit yi ñu gis ne comme dañuy menacer de mort suñu jigéen ñi di leen wax que ni réunion doot fi am ñu ne c'est pas normal de toute façon jël nañ suñu disposition lii dootu fi am. ñun ñoo ñëw jël suñu courage à 2 mains porte plainte parce que ñi ñu agressé du góor ñi waaye jigéen ñii la politique nag soo koy def nekk ay jigéen da nga leen di mën a sécuriser soo gisee ñu porte leen plainte ñeenti nit la yoo xam ne identifié nañ leen vidéo yi ñëpp gis nañ ko jàpp ay jigéen di leen agressé réunion privée boo xam ne sa yoon nekk si bokkoo si nga ni da ngay ñëw dugg par force ñu ne la bokkoo si réunion bu fi dugg ngay xeex et puis xeex bi nga koy def xeexoo kenn ku dul ay jigéen xëj na góor ñi suñ fa bari woon tey maara ngay taal yi yàlla ñu suturaal ba dégâts yi c'est pas des dégâts extraordinaires mais mënoon na raw lii bu fekkoon. loolu moo ci am fi mu nekk nag ñun APR Médina ñu ngi waajal suñu réunion l'après-midi à 18h dinañ def réunion dinañ toog ak suñu kilifa yi dinañ toog ak autorités yi nekk APR Médina yëpp suñu responsable yëpp dinañ discuter et on va prendre des mesures lii nag c'est des formalités judiciaires parce que dañ nekk si dëkk bi jigéen suñ ko agressé da ngay yóbbu si yoon ñu porte plainte ñooñu li ci des nag la bataille judiciaire dina am te moom lañ tàmbali nii la bataille politique dina commencer tey à partir de 18h parce que woo nañ ñëpp réunion na ñëpp ñëw ñu ngi def réunion on va le faire mësuñu def réunion ñun nit tas ko nit mësul am maxaama tas réunion APR Médina c'est la première fois sax nit di jéem a tas suñu réunion ndax kuy jaay coow wala ngay jaay violence xam nga ni fii nga koy fekk kuy jaay bëri coow wala ngay bëri histoire xam nga ni kenn ëpp ñu histoire biir Médina mais dañoo téye lu ñu metti lépp monsieur le ministre Seydou Gueye joxe ay orientation yu am solo ne allez soutenir la candidature de Benno Bokk Yaakaar allez soutenir la candidature de Cheikh Ahmed Tidiane Ba depuis un certain temps ñu nekk di def ay réunion di préparer ay opération wër nomba xool nan la ñuy def ba jël Médina jox ko loxo teg ko ci loxo président Macky Sall ndax ñun li ñu gëm en politique mooy suñu politique ba yegg si fii Médina joxuñu ko président Macky Sall loolu jàpp nañ ne ñun échec la ñun suñun politiquement donc li xew métti na ndax nga ànd ak nit ñu tànn keneen métti na mais loolu nit yi dépassé nañ ko def nañ ay réunion waxtaan nañ ñu meroon dellusiwaat nañ leer xam nga ñi ñëpp nit yëpp seen xel dellusiwaat nañ mais bu ñu àndee nag ne dañu war a soutenir la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu gis ci suuf ay nit di joxe ay ordre du kenn xamul di saboter suñu ay réunion surtout période bi ñu nekk nii contexte bi je pense que c'est pas le moment ils ont saccagé le siège la police dina déterminer ñan ñoo joxe ordre yi parce que enquête bi commencé na de toute façon ñoom nee nañ dañ leen sant liñ def mais la police est là pour tirer les choses au clair la police et la justice inchallah vont tirer les choses au clair bépp commanditaire bu nekk ci ginnaaw di làqatu na mu xam ne dina feeñ ñuy ñaan waa Médina yëpp bu ñu kenn ñaan ndimbal bu ñu kenn ñaan intervention duñ ko nangu parce que jigéen dañ koy teral jigéen kenn du ko agressé li ma gën a métti nag mooy ils l'ont fait en notre absence ñun góor ñi parce que suñ fa nekkoon duñ fa sañ a dugg jëlee défi ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ne am nga sañ-sañu fekk réunion wu APR Médina sax xel wala sa xalaat ne da nga koy tas parce que biñ koy des xam nañ ne ñoom Ngagne Demba Gaynde Macky Sall nekkuñu fa góor ñi nekkuñu fa jigéen ñee fa nekk te dafa ñaaw. ñun nag démb li xew dañ ko naqarloo lu doy waar ndax maa fekkee la police bëgg te maa fa nekkoon man Ndeye Fatou Diop ñu toog di réunion bureau ndax macha allah léegi dañu defar lépp Seydou Gueye fal bureau bi teg coordonnateur teg assemblée structure de parti bi ba mu baax ñu toog di ci waxtaan ay weer nag ñu ngi waxtaan ndax moom li décision Macky Sall la jël moom la nangu approuvé ko nekk ceeg ñun pourtant ñun nag lii wax xeexu gox-goxaan la ñu waroon a xool ku ñu neex ànd ak moom mais suñu ministre suñu leader wax ñu ànd ak moom ci li mun wax di doxal loolu
à un moment donné fu ñu toog da ngeen di dégg Seydou Gueye nee na nañu ànd ci candidature Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu ngi ko nangul di teg ay réunion bureau woowuñu kenn dañuy yem rek à 30 à 35 personnes mais ni ñuy réunion démb rek subitement kenn ku nekkoon ci ñun bàyyi dem ci beneen camp démb ñëw dugg ci réunion bi waaw CATB la dem ñun li ñuy wax nag ne bu ñu ko ndax parti la ñu yoruñu mouvement tey ànd ñu ne ko Mour doo ñu may dañuy réunion mu ne non dañ ma invité ci réunion ñu ne ko ku la invité mu wax ñu woo ko kooku ne yëgu ko sax ñu ne kon may ñu ndax lii réunion bureau la mu ne carrément damay dugg wala ma nangam taanu réunion bi ci noonu ci ñun tamit ay jigéen lañ te dañu am fulla ñu jug ne ko doo nangam taan dara ñu songoo bi commencé ak coow li ci loolu la ñu jël xaalisu trésorier bi ñu jël ci moom 280 suñu beneen camarade takkoon ay bijoux ak ay chaînes ñu jël 2 chaînes am jël suñu kenn ku jigéen gaañ ko ba mi ngi hôpital nii ndax masque oxygène urgence la nekk loolu yëpp ñu naqarlu ko suñu leader ba léegi ñëw teg ñu ci cadre ñu waxtaan ak ñun ne ñu nañ leen bàyyi justice def son travail soo leen xëy nag na ngeen dem xëy nañ ñëw 4e wax nañ fa luñ fa war a wax ak yëpp waaye dama la bëgg a xamal ne la xeex bi du ñoom ñooñu rek du ko ñëw def taal seeni scooter ñëw mel ni ku ko programmé woon te xamuñu qu'est-ce que ça passe ndax damay laaj ndax buñ dee nañ dañu war a ànd président teg loi teg lu mu teg ñun ñu ànd ci ak moom ba pare ñoom ñu doxalee nii est-ce que ànd bi dina neex ëllëg te ñu ne dañu bëgg a jël mairie du nii lañ koy jëlee loolu laa ci amoon lu ma ci doon wax di naqarlu nag lépp ak di jéggalu sama xarit yeeg sama camarade de parti yi feebar ñu ngi leen di seet di naqarlu di bokk ak ñoom naqar bi